mbokk yi kenn réerewul mbir ne Sénégal fi mu toll nii li ko lëmbaaje mooy grève transporteur yi ñuy wax ne ñun Yewwi Askan Wi suñu bëgg-bëgg ak li ñu soxla ci réew mi ginnaaw jàmm mooy bépp Sénégal bu yëngatu ci la ngay yëngatu rek jàmm fekk la ci te ñu jox la ay jumtuwaay yoo xam ne nii la nga soxla ci loolu dina mën a yokk koomu réew mi te li ngeen gis démb ba léegi ne transporteur yëpp taxaw lu yàq réew mi la lu yàq koomu réew mi la lu yàq yokkute Sénégal la loolu moo tax ñun ñu ne lii nga xam ne nii moo am day wane rek woyofal bi nga xam ne nii moom la gouvernement bi woyofal ak yelleefu askanu Sénégal te loolu du ci transport bi rek ci pàcc boo laal rek ci li nga xam ne nii dafa jokkoog askan bi li mu soxla gis ngeen ne gouvernement bi daf ci échoué daf ci lajj loolu moo tax d'ailleurs coalition Yewwi Askan Wi taxaw pour jël réew mi tabaxaat ko ci anam bi nga xam ne nii moom lañ ko Sénégal yi bëggee muy anam bi nga xam ne nii mooy taaral secteur yi nga xam ne nii mooy jëmmal askanu Sénégal ci li nga xam ne moom lañ soxla ci jumtuwaay pour jëm kanam. loolu moo tax ñu ne gouvernement bi na jël ay matuwaayam toog ak transporteurs yi waxtaan ak ñoom ba la ñu soxla ñu am ko pour que fii ak suba dëkk bi delluwaat ci jàmm transporteurs yi mën a liggéey askan bi war a mën a am jàmm ji nga xam ne bu ñu ko amul dara du mën a dox ci réew mi. ginnaaw bu ñu delloo nag manifester suñu solidarité ak suñu soutien au monde des transports dina wax ne Yewwi Askan Wi ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi naqarlu lii leen naqari ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di massawu ginnaaw bu ñu massawoo sénégalais yi di taxaw seen wet di ànd ak ñoom pour que lii ñuy xeex ñu am ko ngir jàmm Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ci bés yi ñu génn le cadre unitaire de l'islam au Sénégal dañu leen a recevoir woon bi ñu leen recevoir waxtaan nañu ak ñoom li ñu bëggoon mooy ñu waxtaan ak ñoom naka la ñu mën a def ba violence bi jóge ci arène politique bi surtout lu concerné élection locale yi di ñëw waaye loolu li ñu leen ci tontu doyen Habib Sy mi moo doon wax ci kàddu coalition bi wax na leen ko ci anam yu leer naññ te ñoom it dégg nañ ko te loolu position bi ñu ci am te mu wax leen ko bokkoon na ci ñu wax leen ne leen ki nga xam ne nii moo fi indi violence bi nekkul kenn ku dul Macky Sall ak ñi mu àndal moom mooy provoqué mooy bundu xataal moom moo ñuy teg dooleem bi nga xam ne nii doole bi sax moomu ko askan wi moo ko dénk mu jël ko di ko wàññeeku di ko tegaat askan wi te loolu li koy firndeel mooy démb bi nga xamante ne nii nekk nañ di gunge Barthélémy Diaz pour mu dem wuy ji fee ci tribunal concernant procès bi nga xam ne nii ñu ngi ko ubbi depuis plus de 10 ans te it comme ni mu ko waxee démb procès bi du mës a am parce que les soubassements moo tax ba procès bi du mën a am mais loolu danañ ci ñëwaat xëy na moom dina ci ñëwaat ci dans les plus petits détails mais pour wax leen rek ne ñun bi ñuy dem démb au tribunal tout s'est très bien passé parce que état bi moo ko bëggee woon noonu comme ñoom ñooy provoqué ñun duñu def lu dul résister bu ñu provoqué wul ñun duñu résister donc jàmm rek mooy am donc loolu moo tax ba ñu jógee kër Barthélémy Diaz ba yegg tribunal ba ñuy wàññeeku amul benn incident parce que Macky Sall d'ailleurs boo leen xoolee veillu audience bi moom ci boppam moo ne man suñu ma laajoon dinaa leen wax ne leen balaa ñuy réactiver la wax de dossier boobu danañu bàyyi ba élection yi jàll donc pour wax rek ne moom mooy indi violence bi moom justice moo leen di wax li ñuy def te ba ñu yeggee it magistrat yi dañu ne dañuy renvoyer audience bi ba mois de mars donc pour wax rek ne waa CUDIS li ñu war a def moo di wax ak Macky Sall raisonné ko ba mu bàyyi bundaxataal bi muy bundaxataal askan wi loolu bu ñu ci jógee Sénat mooy organe bi nga xam ne ni mooy superviser di contrôler élection yi ki nga xam ne ni moo ko jiite mu nekk magistrat bu nekk en retraite depuis bien longtemps ba ñu ko jiitalee ci organe boobu
dañ ko jiital pour mu remplacer Moustapha Ndour bi nga xam ne nii dafa démissionné Moustapha Touré autant pour moi mi nga xam ne nii dafa démissionné te article 6 su loi 2005 bi nga xam ne nii moo créé organe boobu dafa wax ni bu ñu jëlee ñaari alinéa 3 bi ak 4 bi dañu ne su fekkee ne dafa am kenn ku démissionné ci organe boobu mu démissionné wala mu empêcher un empêchement définitif maanaam mu empêchement boo xam ne nii mënatul ñëwaat kooku dañu koy remplacer mais ki koy remplacer dafay yeggale mandaayam te Moustapha Touré ñu ngi ko nommé en 2005 mandaayam mi ngi waroon jeex le 31 mai 2011 donc monsieur Ndir bi mu yegsee waroon yeggale mandat wu Moustapha Touré daf ko waroon yeggale ba le 31 mai 2011 ñu constaté ne depuis le 31 mai 2011 organe boobu ñi ko jiite moom mi ko jiite dafa nekk ci illégalité parce que mandat yam jeex na depuis 2011 et malgré le fait que mandat bi jeex na depuis 2011 Macky Sall mu ngi leen di continuer di leen permettre ñuy superviser di contrôler élection yi ak élection yi fi jàll yëpp muy élection locale élection législative élection présidentielle yi ci mujj en 2019 Yewwi Askan Wi nag ne loolu jeex na takk na dakk te ñu ngi wax Macky Sall ne ko conclusion yi nga xamante ne ni arrêté nañ ko ci dialogue politique bi nañ ko appliquer surtout li concerné Sénat bi puisque foofu la ñu fa waxtaane woon lu leer naññ la donc loolu nañu ko appliquer nu mu gën a gaawee te ñu ngi leen di xamalit ne leen démb ci guddi ci fin de journée bi plutôt dañoo recevoir benn coalition bu ñuy tuddee coalition du peuple bokk na ci ñi ko jiite ñu ràññee leen mu nekk Clédor Sène ak ki ñuy wax Dame Mbodj bi ñu waxtaanee ak ñoom bokk nañ juboo ci ne li nga xam ne ni moom la ñuy xeex ci wàllu politique bi waruñu ci wéet donte ñoom ñu ngi ci société civile nekkul ni dañuy ñëw dugg ci langue politique bi xeex waaye ñoom seeni xeex ak suñu xeex danañ ko boole mu nekk benn ba ñu xeex lépp lu jëm ci wàllu fichier électoral bi lépp lu jëm ci wàllu ressources yi nga xamante ne nii parce que boo leen seetloo les sous-préfets et préfets suñu liste yi bokkoon na ci liste yi ñu invalidé boo leen xoolee département yu ci bëri mooy foofu ñu am def ay découvertes ci ay ressources naturelles loolu dañ ko def du loo xam ne nii rek dañ ko def comme ça dañ ko calculer bu baax ñu waxtaan ci ànd juboo nangu ni taxawaay boobu xeex boobu dañu ko war a bokk ñun ñëpp donc loolu mu nekk loo xam ne nii dañuy lancer appel à toutes les personnalités de la société civile à toutes les institutions képp bépp kuréel bu nekk ci réew mi di xeex pour askan wi duñu leen di ñaan ñu ñëw ànd ak ñun bokk ak ñun xeex bi nga xamante ne nii dañ koy xeex ngir askan wi mu nekk rek du xeexu politiciens yi xeexu ñëpp la donc loolu moo tax ñun bu ñu fi jógee dinañu bind courrier envoyé ko ambassade yi nekk ci Sénégal yépp di leen wax ne leen jot na ngeen jóg di leen wax ne leen jot na ngeen wax ak Macky Sall mi nga xam ne nii mi ngi xaabaabal te xaabaabal bi commencé wul léegi mi ngi commencé depuis ba mu yegsee en 2012 ñu jóg wax ak moom dinañu waxtaan bindu courrier boobu aussi envoyé ko Union européenne envoyé même courrier à l'Union africaine wax ne leen fagaru moo gën faju wax leen ak moom mu bàyyi lii muy def balaa dëkk bi di tàkk parce que lii muy def su ko arrêté wul dëkk bi dana tàkk kenn du ci mën dara parce que am na loo xam ne nii le peuple souverain am na loo xam ne nii sénégalais yi duñu ko nangu duñu ko cautionner donc loolu la ñu amoon ci sama wàllu lu ma leen mën a war a wax ci wàllu wolof jërëjëf merci.
ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax